salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi am mbégte ak contentement jàkkaarloo waat ak yéen ci seen émission bi nga xamante ne moom mooy point de vue ñu ñëw tey fi nga xamante ne bi mooy Sicap Mbao fekk si benn waay bi nga xamante ni moom la ñuy wax Abdou Samad Diouf donc mu nekk président mouvement bu mag bu nekk biir Sicap Mbao fii ñu moom lañ jàkkaarlool ma bàyyi ko mu présenté wu mouvement mi ngi tudd Sénégal ma fierté Abdou salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay nuyu sëñ bi di la gërëm di la sant ci teewaay bi nga xam ne def ngeen ko fii ci Diamaguène Sicap Mbao donc di santaat yàlla bu baax ci mbaaxam ak ndimbalam bi ñu may ñu am jàmm am kattan am lépp ba mën a nekkal askan bi donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp. waaw ñu démarré kan mooy ki nga xamante ne mooy Abdou Samad. waaw bon Abdou Samad d'abord li ñu mën a wax suñ ko bëggee gàttal. Abdou Samad benn jaamu yàlla la rek di doomu aadama comme ñëpp nekk aussi un citoyen sénégalais nekk tamit ku dëkk dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao nekk koo xam ne aussi c'est un agent de développement nekk aussi un homme politique nekk koo xam ne aussi moo nekk le coordonnateur du mouvement Sénégal ma fierté nekk membre de la plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes nekk aussi le coordonnateur du mouvement zéro inondation donc Abdou Samad nekk koo xam ne doomu Diamaguène Sicap Mbao la donc Abdou Samad nekk koo xam ne ku xam ne réewam rek moo ko ñor Abdou Samad nekk koo xam ne askanam rek moo ko ñor ak lépp loo xam ne soxla doomu aadama yi guddi ak bëccëg loolu rek moom moo ko ñor kooku mooy Abdou Samad. waaw Abdou Samad ñu gis ne am na ci affaire yu bëri yi nga xamante ne bi yow yaa ci nekk ay coordonnateur rek nekk ci di yëngu ci lu bëri lan moo ci sa expérience ba tax nga am ndombal tànk yooyu yëpp. waaw d'abord loolu cër la bu yàlla di def ci doomu aadama parce que li may wax toujours doomu aadama lépp loo xam ne am na ko wala mu mun ko rek yàlla moo ko jagleel et ñun ndombo tànk yooyu nga xam ne ñu ngi koy am xëy na yàlla dafa def ci mbaaxam ci suñuy yëngu-yëngu ak engagement patriotique bi nga xam ne am nañu ko ci fi ñu dëkk loolu moo tax aussi askan bi saa yu dara amee ci lu bari suñuy jiital ñu tànn ñu et loolu nag ni ma la ko waxee sànq rek li jiitu mooy ndimbalu suñu borom la mais tamit ndax suñu ne ndimbalu suñu borom rek dafay ëmb lépp parce que nit la nga xam ne ma ngi koy def ba yàlla def nit ñi naw ko ci nit ñi kontaan ci moom ci loolu yàlla moom moo ko jagleel. et donc loolu dañ ciy jàpp rek ne lépp lu ñu def rek mu nekk loo xam ne tey jiital nañu ci mbaaxu yàlla lañ ko amee suñu engagement mooy toujours nekk au service des populations. suñu engagement toujours mooy nekkal askan bi pour ñu am jàmm am maanaam sutura ba que doomu aadama bu ci nekk mën a am vie bu convenable donc loolu moo nekk suñu taxawaay ba cër yu bëri yi nga xam ne ñu ngi koy am ci dëkk bi yàlla di ñu ko jagleel donc loolu la. waaw bon politique nag mën naa wax ne dama ci teel a dugg parce que man bi may def politique boobu maanaam mën naa wax ne mineur la parce que maa ngi doon am ay fukki at ak ay juróom. mais li nga xam ne moom ma gën a dugal ci politique mooy que ne yàlla dafa def man dama judd ci benn diwaan boo xam ne ña fa dëkk seen doole bariwul donc yàlla defoon ñu nekk la majeure partie di population dafay yeewoo sont indigentes nekk ñoo xam ne seen doole dafa néew. mais ma gis doxalin boo xam ne ci ay jamono ay politiciens dañ ko daan doxalee ci loo xam ne vraiment da lay métti donc mu nekkoon loo xam ne nag ñun du ñu daan neex. donc loolu nag biñ ko gisee mu nekk benn genre kii de révolutionnaire boo xam ne dafa jógoon ci ñun maa ngi rappelé wu benn année boobu jamono parti socialiste ñoo fi nekkoon mu am bés benn meeting amoon suñu koñ fa ma juddoo bi meeting bi amee ma ne tey damay jël kàddu wax parce que boobu maa ngi gis ay mbir yoo xam ne neexuma woon injustice la woon ma gën gis yoo xam ne vraiment manipulation la woon jëloon population yi def leen ay mouton de paniche ma taxaw jël kaddu keroog bi ma jëlee kaddu wax keroog mën naa sax fanaanuma suñu kër parce que dama wax li nga xam ne vraiment dëgg la woon mais peut-être ña ko gisee woon xale bi
la mu wax ëpp na lañ doon wax mais la ma doon wax xam naa ko ñu dem boole ma ak sumay waajur mais nag tey ña nga xam ne ñoo ma doon boole gis nañu njëriñ li nga xam ne démb maa ngi ko taxee woon ak la taxoon ma doon wax donc man politique li mu tax ma dugg ci mooy xeexal askan bi maanaam xeex injustice fexe ba maanaam nit ki jot ak yelleefam fexe ba nit ki la mu moom cëram ñu jox ko fexe ba dëkk bi ñu mën ko jagal teg ko ci anam boo xam ne anam bu rafet la man loolu moo ma tax a def politique. dama jàpp ne la politique c'est l'art de construire la cité dama jàpp ne politique nit mën na ci jaamu yàlla donc man loolu moo tax cause boobu moo ma dugal ci combat politique. waaw donc man bi may démarrer dama nekkoon ci benn kër goo xam ne suñu benn grand boo xam ne AJ/PADS la nekkoon secrétaire général u AJ/PADS comme ñun ci ay tànkam lañu keppaaram lañ yaroo donc loolu moo taxoon souvent fu mu daan dem rek dañ daan ànd ak moom mais boobu xale laa boobu doon sax mënu ma wax ne foofu laa milité mais foofu laa doon toog bu ñuy toog di naan ataaya wala ñuy def ay réunion ma daan assister di fekkee donc loolu ci AJ/PADS daal mën naa wax ne ci keppaar boobu laa commencé di comprendre politique ndànk-ndànk waaw bi ma jógee foofu après nag bi nga xam ne alternance ñëw na en 2000 boobu ñun ci lañ nag commencé dugg ci politique ndànk-ndànk di ci nekk ba yàlla def fi ñu toll tey loolu la daal waaw. bi alternance amee ban parti nga. waaw bi alternance amee ñu ngi nekkoon PDS yoroon aussi ay responsabilités ci jeunesse bi au niveau de l'UJTL de la commune de Diamaguène Sicap Mbao donc en 2000 bi nga xam ne Abdoulaye Wade nekk na au pouvoir ci la ñu commencé nekk ci politique bi di ci yëngatu nekkoon PDS mais ba léegi mais nag pour le moment yàlla def na après bi nga xamee ne en 2012 après Wade ñàkk na le pouvoir am naa suma benn xarit ku ñu doon wax Mamadou Seck nekkoon président assemblée nationale ma nekkoon ci ñi ko gënoon jege doon ànd ak moom ñu bokkoon lu bari loo xam ne dañ ko daan def ensemble donc biñ paree moom bi ñu àndee ñoom créé bokk gis-gis en 2012 bi ñu créé élection législative yi ñu investir ma ci liste bokk gis-gis mais après élection législative yi nag boobu ba léegi nag dama yor sama mouvement yor sama mbiru bopp nekkatuma ci benn parti politique boo xam ne tey ci réew mi en tout cas daal li ma gën a itteel tey mooy nekk yore mouvement boo xam ne damay nekkal askan bi di dox ci njëriñu askan bi ci loolu laay dox fi ñu toll nii. mouvement bi lan moo la poussé pour nga créer ko. waaw parce que xam nga doxalin souvent am na nit bu fekkee ne parfois nañuy doxee mën na nekk ne du ngeen bokk gis-gis wala nañuy doxee yow du fekk mu nekk loo xam ne yow sa gis sa doxalin noonu la soo defee ne ba gis ne ñii ni ñuy doxee ak fa ñu jëm nekkul yoon bu baax man je préfère ma retiré wu. xool yoon boo xam ne moo gën ci askan bi ma jël yoon boobu loolu moom moo tax man ma retiré wu créer sama mouvement waaw. def mouvement Sénégal sama fierté. Sénégal sama fierté Sénégal c'est ma fierté parce que Sénégal laa dëkk Sénégal laa juddoo mënuma am lu gën a rëy Sénégal donc tey su may bàkku su may ndamu su may tiitaru Sénégal laay tiitaroo Sénégal laay ndamoo parce que tey dañ koy wax xutbul watani minal iman bëgg sa réew. ci jaamu yàlla la bokk dem sax ba xóotal ko arab bi ne xutbul xayuka minal iman maanaam dem ba bëgg sa quartier ci jaamu yàlla la bokk hadis boobu ñu bëri xam nañ ko donc mu nekk loo xam ne ñun fierté la ñu am parce que yàlla bu lay tànn du lu jëm ci mbokk nit du ko tànnal boppam maanaam deret xarit mën nga ko tànn soxna mën nga ko tànn mais am na yoo xam ne yàlla moo la koy jagleel mooy fa nga juddoo ak sa mbokku deret loolu yàlla moo la koy tànnal te donc loolu la ñu yàlla defal ñu nekk ay doomu Sénégal di tiitaroo Sénégal fier aussi pour nekk ay Sénégalais parce que Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne ay valeurs parce que ñi ko sanc ñi nga xam ne ñoo ko fondé donc ñu am ay valeurs yoo xam ne dañ ko incarné partout au niveau international foo dem am nañu ci kilifa yoo xam ne tey boo leen tuddee ci wàllu jamono da ngay gën a am njàmbarte pour fier nekk un Sénégalais ci wàllu diine ci wàllu histoire ku mel ni ñoom Cheikh Ahmadou Bamba ku mel ni ñoom Mame Baye Niass ku mel ni ñoom Cheikh El Hadji Malick ku mel ni ñoom Mame Limamou Laye donc ak Mame El Hadji Abdoulaye Niass donc ñoom Boukounta Ndiassane nga xam ne ci wàllu diine am na lu ñu jàngal mais même sax ci wàllu catholique bi parce que ñun Sénégal valeurs yi ñu am tey boo waxee ci diine bu munti doon rek moo xam catholique yi ak ku ne am nañ ay valeurs yoo xam ne c'est des valeurs fondamentales et cardinales donc loolu chance la moo tax ma ne Sénégal réewu jàmm la réewu fierté la loolu moo tax ma créé le mouvement tuddee ko Sénégal ma fierté pour que lépp loo xam ne njëriñ la pour Sénégal guddi ak bëccëg ñu ci taxaw di ci dox voilà. ñan nga ci àndal ci mouvement bi. waaw donc la population de Diamaguène Sicap Mbao
parce que mouvement du nekk benn nit yàlla mën na def nga am xalaat bi mais la koy doxal maanaam équipe lay doon mouvement Sénégal ma fierté léegi mën naa ne esprit la esprit boobu ci doxalin lay doon mu nekk loo xam ne lu noble la loo xam ne ci lu social la ñuy yëngatu ci loo xam ne développement la ñuy yëngatu ci loo xam ne toujours rek saa yu ñuy yeewoo ñun ñu ngi xalaat lan lañ war a defal Sénégal saa yu ñuy yeewoo lan lañ war a defal Diamaguène Sicap Mbao ànd ci ak des jeunes ak ay mag góor jigéen ñëpp ñu ngi ci biir mouvement Sénégal ma fierté parce que tey li nga gis ni taxaw ñëpp ci mouvement bi la ñu bokk yaa ngi dem préparer aussi l'avenir parce que xale yi nga gis ñu wër ñu di ñu gis di ñu déglu ñun ñooy doon seen référence ëllëg ay modèle lañ war a doon ci ñoom ba bu ëllëgee xale yooyu jël suñuy tànk maanaam fi nga xam ne foofu la ñu bëgg a jëmale dëkk bi fa ñu yem ñoom bu ñu ñëwee ñu yeggali ko donc pour que rek résumer le mouvement Sénégal ma fierté mouvement la boo xam ne yemul rek aussi ci Diamaguène Sicap Mbao danay dem ba génn sax Diamaguène Sicap Mbao dem ci yeneen gox di fa def ay action humanitaire di fexe dimbale population bi parce que dañuy jàpp comme Sénégal ma fierté la waruñ am frontière ci lu ñuy def mais comme Diamaguène Sicap Mbao lañ basé wu comme Diamaguène Sicap Mbao la ñuy yeewu te fii la ñu dëkk lu ci bari aussi dañ koy def ci commune bi di ci jàppale askan bi. non ñun moom yàlla mooy suñu bailleur waaw ñun moom yàlla mooy suñu bailleur suñu borom subhanahu wa taala parce que tamit yàlla lépp lu muy defal doomu aadama ci ay nit la koy jaarale loolu nag. yàlla mu ngi ñuy suturaal am nañ ay nit ñu baax ñoo xam ne dañuy am parfois ay projet yoo xam ne projet yu am solo la pour askan bi ñu dem uti ay partenaires ñu jàppale ñu ci. parce que léegi rek maa ngi lay wax ne protection civile c'est un partenaire boo xam ne ci lu bari man dama bokk ci plateforme nationale bi dañuy jàppale ci lu bari donc am nañ suñu benn papa boo xam ne mi ngi tudd Abdou Sarr donc nekk directeur général Ciel Owal kooku aussi wax dëgg moo neex yàlla daf ñuy jàppale donc ñu ñuy jàppale macha allah bari na. parce que sumb nañ ay liggéey yoo xam ne bari na ci dëkk bi tey ñu ngi defar école Sam-Sam donc ñu ngi ci yeneen projet am nañ ay partenaires yu mel ni Eiffage ñooñu aussi dañuy jàppale ci li nga xam ne mooy suñuy projet donc am na ay bonne volonté yoo xam ne aussi ci action yi nga xam ne ñu ngi koy def ñoom aussi parfois dañuy ñëw fekk ñu ci biir teg ñu loxo parce que damay wax ne amul individuellement projet boo munti am rek da nga soxla ñu la teg loxo yaa ngi dégg na nekk rek projet boo xam ne njëriñu askan bi lay doon ndimbalu askan bi la war a doon après li des yàlla moo lay dimbale jàppale la boole la ak ay nit ñu baax pour que ñu mun la dimbale ba loolu nga bëgg ci askan bi mébét bu rafet boobu yàlla def ci loxoom ba nit ñi mën a am jàmm waaw. parce que mouvement en général heure bu ko nit créé rek leader de parti yi dinañ daw ñëw ci moom est-ce que yaa ngi am ay visitu leader. waaw mais lu baax kay xam nga ne fu mu nekk nag comme ni ma ko waxee jeeg bu jar kay ñëpp koy ut si du dëgg ah waxambaane bu boo tamit ñëpp a koy gentleman ñëpp a koy seeti donc ñun aussi tamit yàlla def na su fekkoon ne li ñuy def dafa bon kenn du ñu ut si mais lépp lu ñuy def ñun moo xam nga nekk politicien moo nga xam nga société civile moo xam nga nekk koo munti doon ñun suñuy buntu ubbi na en tout cas du ñu oo nit ci loo xam ne du nekk njëriñu askan bi lépp lu ñu oo doomu aadama yi pour njëriñu askan bi la parce que bu doon rek suñu bopp moo ñu tax a jóg on a d'autres choses à faire am na yeneen préoccupation yu ñu waroon a def te dañoo def don de soi ne askan bi moo ñu ñor liggéeyal askan bi moo ñu ñor et forcé wuñu ko nit nag ne gëmal ne ñun li ñuy def peut-être xëy na mënoo def ñëpp d'accord ak yow ci li ngay def mais yow xam nga fa nga jëm xam nga li nga xam ne moo la yëkkati parce que ki fi gën sax mu nekk gën si mbindeef ba mu wootee am na ñoo xam ne nangu luñ ko woon kon ñun mënuñu am loolu mais li ñu gëm mooy ne chaque jour que Dieu fait suñu yàlla mais ñu teg suñu tànk ci kaw suuf nan lañ war a def pour dimbale doomu aadama yi mooy suñu bëgg-bëgg nan lañ war a def pour dimbale Diamaguène Sicap Mbao mooy suñu bëgg-bëgg nan lañ def pour Sénégal ñu marqué suñu empreinte dans l'histoire de ce pays mooy suñu bëgg-bëgg c'est ça. mais benn politicien seet seegu la. non si gars yi dañuy ñëw mais ñun aussi nekk lu ñu fi kenn on est là pour l'intérêt des populations képp ku fi indi loo xam ne njëriñu askan bi la askan bee ko moom ñun li ñuy wax rek la porte est grandement ouverte amul kenn ku ñu tëjal suñu bunt parce que tamit politique c'est pas parce que politiciens yëpp a bon am na nit ñu baax ñoo xam ne vraiment taxawaay bu rafet lañ am parce que am nañ ay projet ci école Sam-Sam bi mais am na ay politiciens yu jóg ñëw dugal ci seen loxo comme ni askan bi jógee dugal ci seen loxo donc ñun daal li ma la mën a xamal pour gàttal le mouvement Sénégal ma fierté maanaam tëjalul kenn buntam ñëpp la fi nekkal
képp ku ñëw mouvement bi pare na pour ànd ak yow ci intérêt commune Diamaguène Sicap Mbao en tout cas ñu newuñu fii pour intérêt personnel donc loolu moom pour que nit ñi xamee ko noonu. waaw say ambition ak mairie Diamaguène Sicap Mbao. waaw bon comme ni nga ko waxee xam nga ñun nguur maanaam nekkul loo xam ne lu ñu jiital la ci suñu dund ñun lépp lu ñuy def rek dañuy jàpp ne dafa war a ñëw naturellement ambition nit ku nekk am nga sañ-sañ nga ne lii kat man bëgg naa ko mais bu fekkee ne da nga ko bëgg aussi na dëppoo ak li nga xam ne mooy ëllëg njëriñu askan bi parce que ëpp na nit taxaw ne damaa bëgg lii te loolu nga bëgg ëllëg askan bi duñ ci gis seen bopp ñun suñuy am ay ambition c'est juste pour gën a am maanaam doole am ay prérogatives pour gën a nekkal askan bi la ñun dañoo jël nguur xam ne nit mën na ci jaamu yàlla dañu jël nguur xam ne nit war na ci mën a am suba aljanna donc moo tax ñun ñu taxaw am yéene ci kàttanu suñu borom pour laaj mairie Diamaguène Sicap Mbao parce que nekkul lu nit di war a mun a nëbb parce que loo xam ne la lu jaadu la en tant que un citoyen mu nekk un droit pour ñun ñu ne lii bëgg nañ ko mais nag bëgg bi taxul tamit li ñuy def taxul li ñuy def li ci jiitu mooy yàlla lañ ci jiital wax naa ko sànq ci sama kàddu ma ne ñun dañoo def li ñuy wax don de soi dañ jël suñu àdduna jox ko doomu aadama yi jaamoo ko suñu borom mënul yomb ndax chaque jour que jëfee nga def lu baax mais nit ñëw bëgg ko gàkkal mais ak lu munti am rek jàppal ne yàlla moo la tax a jóg te la ñuy wax ne quand tu es contesté parce que tu es constaté loolu la Victor Hugo doon wax être contesté c'est être constaté et amul ko am humanité kenn amuñu ko am ci àdduna munoo nekk ci àdduna ñëpp nangul la mais ci kàttanu suñu borom bu ñu yàlla jàppalee ci mbaaxam ak ndimbalam fas yéene nañu bu ñu waa Diamaguène Sicap Mbao buñ leen doyee ñu yaakaar nañu ëllëg ñun war nañoo mun a nekk maire Diamaguène Sicap Mbao loolu bàyyee nañ ko waa Diamaguène Sicap Mbao nit nag am na bu ñu askan bi tànnee nañu kat yow la ñu bëgg nga nekk maire ah bu boobaa nag sañu ko bañ parce que nag lépp lu ñu munti bëgg su ko askan bi bëggee rek ñun ànd nañu ci ak moom askan bi nag lu mu bëggul ñun nekkuñu ci mais ñoom lu ñu nekk rek ñun nekk nañ ca donc nag loolu dañ koy bàyyi waa Diamaguène Sicap Mbao ñoom xëy na ñoom ñu ngi xool ñu ngi gis xëy na bu nekkee doy na leen yaakaar naa ne bu boobaa dinañ ma ñëw waxtaan ci ak man am naa nag yéene bi am naa bëgg-bëgg bi mais nag balaa muy gën a neex askan bi ci boppam taxaw laaj ko te ñu ngi koy laaj nag. dégg ma ne askan bi li mu bëgg rek te mu nekk lu baax ca laay nekk lépp lu askan bi bëgg mu nekk njëriñ ca laay nekk waaw mais nag lu askan bi bëggul nekkuma ca mais luñ bëgg lu baax rek maa nga ca te ci kàttanu suñ borom ñu ngi koy waxtaanee nag du ma la ko nëbb ndax léegi koo romb rek di nga dégg monsieur le maire léegi mën naa sax may maire naturel waaw mais nag xëy na fauteuil bi moo des waaw donc incha allah yàlla bi nga xam ne dara taw ko yàlla mën nañu jàppale ba ñu nekk maire parce que tamit mbir mi yàllaa koy joxe rek nag ndax yàlla wax na ko si alxuraan ne le pouvoir m'appartient je le donne à qui je veux nguur man maa ko moom di ko jox ku ma neex kon donc yàlla na soob suñ borom loolu ñu bokk ci ñam koy jox mais bu ñu ko joxee tamit ñu xam ne du gën judd moo tax ñu nekk ko du mbaax moo tax ñu am ko mais ci mbaaxam la pour ñu liggéeyal askan bi jaamu soxla doomu aadama yi ngir suñu borom loolu moo tax ñu bëgg a nekk maire mais du leneen ci kàttanu suñu borom. booy jeexal dolli nga santaat yàlla ndax yàlla moo jiitu te yàlla moo mujj ndax ñi fi toog yëpp di seede kaddu yi ngay dégg ñu koy wax ci dëkk bi lépp yàlla la man su ma yéene mooy Diamaguène Sicap Mbao yàlla na raw ci dëkk yi mais tamit di ñaanal ñi ma xam ne ñooy ànd ak man guddi ak bëccëg parce que nit am na loo xam ne su la ko yàlla jaglelee nga mun ko bañ koy wax am na ñu nekk sa wët di la gunge di la jàppale muy ñii
di sonn ngir suma jëmm di jóg di jël seen alal ngir suma jëmm kon su ma amee tey mission bi ñu yàlla jox ñun ñëpp ñu am ci résultat dañuy jàpp ne ñoom ñooñu am nañ ci wàll kon la may tëjee mooy ñaanal leen yàlla ñoom it ca la ñu nekk yàlla gën leen dooleel gën leen jàppale parce que nag nit ñi bari nañu fi mais buñ ma xoolee ci biir doomu aadama yi ni ma yowa la man war naa tamit xam ne ñoom ñi ma ne ma yowa du ñàkk fayda moo tax ñu ne ma yowa mais seen mbaax ak bëgg dëkk bi xam ne ñun dara ñoruñu lu dul dëkk bi moo tax ñoom ñu ànd ak ñun ci combat bu noble bi nga xam ne ñu ngi koy def pour l'intérêt de la commune de Diamaguène Sicap Mbao et je pense que loolu noonu la ñu àndee ci fulla ak fayda dol di sant suñu borom jalla jalaaloo allahu nuuru rabbi samawati ma fil ar moom mi am lépp moom lépp ñu ngi koy dol di sant moom la ñuy njëkkee moom la ñuy mujjee muy suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi ni gërëm yàlla bu baax gërëm yàlla bu baax. One.